mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi di ndaje bu njiitum réew mi di le président Macky Sall woote ni ki démb ngir ñu waxtaane mbirum pétrole beeg gaz ba la mu ca jukki jëm ci wàllu mu ni mel daañu leen ko faram-fàcceel ànd ceeg suñu ndaw di Jibi Saax Joni leneen na bokk ci xibaar yi muy lagune bu Mbaling te njiitum réew mi déclassifié ko ci ab décret jébbal ko ab maanaam ñi nga xam te ñooy ab promoteur immobilier waral ba ab collectif tey aar lépp luy intérêt Mbour ne ànduñu ca bëgg jiitum xew mi delluwaat ginnaaw ci mbir mu ni mel ngir seen moomeel boobe ñu bañ ci teg loxo noonu lañ ko xamle dañ ci ànd ak njiital boobe collectif ngeen teewlu ay kàddoom ci xibaar yi leen na ci bokk muy poste de santé bi nekk ci Kër Mathar daanaka nekk ci ay jafe-jafe manqué yéen ci ay équipement waral ba municipalité bi taxaw temm ngir jébbalal yooyu matériel ngir ñu mën a yëngatu seen liggéey jëm ci faj askan wi ca lay seen soxla daan ci ànd ak suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga leen dañ ca bokk xam ngeen ko ay fan ñu jëm ci li nga xamante ne mooy feetu korité mu mel ni wàllu ginaar gi jamono ji ñu ngi ci marché bi la ñi ko xamle moo ñu koy jaay ne daanaka li leen manqué jamono ji mooy teg bët ñi nga xam te ñooy clients yi teewul ci seen i kàddu mooy ni seen xel dal na ni laataa ñu yegg ci feet bi la ñu soxla ci ay clients daañu yegg si njëg li it jàppandi na ci seen gis-gis daañu ci ànd ak suñu ndaw di yaama koli mbokki ponk yaa ngoog topp leen ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañu koy door rek concertation jëm ci wàllu pétrole beeg gaz bi njiitum réew mi di le président Macky Sall woote que ni ki démb ñu doon ko waxtaane mu mel ci proposition bokk na ci ne dina ubbil bunt li nga xam te ne mooy pétrole maanaam pétrogaz ñi nga xam te ne ñooy waa société civile waaye mu mel ni am na ci ay réserve ci gis-gisam mooy ni il faut ñu am li nga xamante ne mooy ay teggin ban rek ni lu ca am ñu daal di koy génne waaye it sàkku ci ñi nga xamante ne ñooy député yi ñu fexe am ak taxawaay gu mat sëkk jëm ci waxtaan yooyu la mënoon jur ngir ni taxawaay bañ ci war a am loolu yëpp ñu fësal ko ni ki démb ci kanam suñu ndaw di Jibi Sax Joni. bëccëg bu xaw a yàgg lool ci ay waxtaan yu demeewul noonu juróom-ñetti waxtu nag moom la Macky Sall doyloo ngir daal di amal waxtaanam bile. mu nekk ab waxtaan boo xamante ne ni ñu ngi ko jeexalee ak ay mesures yu bëri yu ñu teg ci table bi bokk na ci comité orientation cos pétrogaz bi nga xamante ne ni fi mu toll nii ubbil nañu ko société civile bi. D'ores et déjà j'ai pris la décision d'ouvrir le cos pétrogaz à la société civile et d'en renforcer la gouvernance. Il restera à voir avec la société civile les modalités de cette participation. naka noonu Macky Sall mu ngi sàkku ci gouvernement bi ngir mu teg loi cadre bi nga xamante ni moom moo jëm ci xool gestion wu pétrole beeg gaz bi bu yàggul sax dinañu sóobu ci njeexitalu projet d'orientation boobee. Et je souhaite que cette loi soit présentée certainement avec l'accord de l'Assemblée nationale en session extraordinaire avant la session budgétaire du mois d'octobre. njiital réew mi di Macky Sall mu ngi daal di tàllal loxo askan wi ñëpp rawatina opposition bi ñu ñëw dugal seen loxo ci anam gi ñuy nasaka noccee ci wàllu pétrole beeg gaz bi. Ce n'est que dans le respect mutuel et la solidarité que nous consoliderons la stabilité et le rayonnement de notre pays. Que nous construirons également un Sénégal de paix et de prospérité partagée. contrôle gi kaaraange gi di wàllu sécurité gi ak nan la ñuy séddalee meññeef yi nga xamante ne ni moom moo tukkee ci wàllu pétrole beeg gaz bi nekkoon nag ponk yi gënoon a fës ci waxtaan bi le sax ñu bëri teewee woon nañu ko lu ci mel ni waa église bi imaam yi société civile bi waaye nag ñi ñu seetlu ne ñëwuñu mooy opposition bi nga xamante ne ni bëggul woon a bokk ci yile waxtaan tax Macky Sall di leen tontu di xamle ne bu sañoon ñooñee dinañu ñëw bokk ci ndaxte tëjul benn yoon.
mu ngoog di ab woote jëm ci ñu waxtaane lu aju ci pétrole beeg gaz bi te ñi nga xam te ñoom nañuy woowe opposition significative teew ña ca woon ñenn ñuy fare ci nguur gi di ko ñaawlu jàpp ni du seen cër teewut ki nga xamante ni mooy Diop Sy sàkk ci njiitum xew mi ci lu aju ci wàllu appel d'offre bi ñu fexe ba nu ñu ko institutionnaliser dañ ciy teewlu kàddu ñenn ci ñoom ci micro suñu ndaw di Jibi Sax Joni bi nga xam ne nag solo waxtaan bi également ñu gën ko rafetlu ndax toog nañu xalaat nañu ñoom nguur gi ak gouvernement bi jébbal ko képp koo xam ne rek pàcc nga ci wàllu te bokk Sénégal. mais loolu tamit balaa nga ko def it il faut nga dimbali entrepreneurs yi wala entreprise yi nga xam ne ñooy liggéey dans le secteur muy dans le secteur logistique mooy dans le secteur transport parce que amuñu ay camions yoo xam ne dañuy def transport gaz dama ko ne na def appel ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger yëpp mu def appel si ñoom bi ñu des nag communication bi la nañu neex nit ñi nañ communiquer pour que kenn ku ci nekk xam ni que pétrole bi ñëw na kat mais dañoo war a moytu nangam li ñu war a moytu ñu expliquer ko population yi. donc loolu foog nga am ñu koy contrôler bu wér a wér a wér ba nga xam ne quantité yi nga xam ne dañ ne moom mooy pétrole beeg gaz bi mu wóor ñu ne li ñu ko seqal lool la investissement yi ne dugal nañ ko su ñu wóor nañ loolu lañ ci dugal ba xaalis bi gën doon lu yemb. ñu wax ci leneen muy ab collectif buy aar lépp luy intérêt Mbour taxaw temm na bëgguñu njiitum xew mi di déclassifier li nga xamante ne mooy lagune bu Mbaling jébbal ko ab promoteur immobilier lu ni mel mer loo leen waral ba ñu amal ci ay yëngatu bëgg kilifa yi déglu ko waaye it dellu ginnaaw ci wàllu ni mel indi ci ak jubbanti seenu njiit Mamadou Diop lay wuyoo ki ko taaral ci suñu ndaw Mamadou Diop lay wuyoo dëkk ca Mbour ñu teewlu ko. man ci gannaaw dañ fay ñëw bu ñu ñëwee fekk am nañu jot a informé ñu seetlu bu ñu ñëwee fii dañoo fekk ñu jël garab yi nga xam ne ñenn ñi ñuy wax ne am na ay téeméeri at ak lu topp yu nekkoon fii ñu jël ko dagg ko fekk nañ fi benn montagne boo xam ne moo nekkoon si diggante bi ñi nga xam ne ay mbuuroo nañ yàgg fi yàgg def sport bu ñëwoon ba fii fi nañ dem yéegee montagne ak a wàcc ñu fekk montagne bi jël ko tas ko dugal ko si biir dex gi rambale ko ba mu fees léegi nag ci loolu ñu woo ñu bi ñu ñëwee fii ñu def constat bi utuloon ay nataal jël combat bi porté ko bu yóbbu ko Descos pour mën a jàkkaarloog ñooñu pour vraiment mën a jublu ci sauver dexu Mbaling bi xeex ko ba nga xam ne rôle bi nga xam ne da ko doon joué bu yàgg mu delluwaat di ko doon. te dañoo am ci ay seetlu ne par décret présidentiel lañ déclaré ça fii jox ko benn entreprise boo xam ne mi ngi tudd société immobilière de l'habitat moderne SIHAM donc. te si biir gëstu ak information ñu jot a am dañu SIHAM boobu noonu dafa ñëw fii pour rembler ko def fii 57 maisons 57 maisons bu ñu ko waxee ci olof mooy juróom fukk ak juróom-ñaari kër viabiliser ko defar ko ba pare jaay ko jóg dem seen yoon. léegi nag li ñu wax Macky Sall ñun xam nañ ne président Sénégal yi la ñu ngi koy invité si combat bi vraiment mu dégg la ñuy wax te bu ko déggee aussi mu jar ci ay matuwaay. ñu wax ci APR département bu Tivaouane am na gan di Abdoulaye Ndiaye Galgou daal di wuy si boobee parti fas yéene samp ndëndëm daal di xeex ngir njiitum xew mi di la président Macky Sall am ñaareelu mandat mu fas yéene sëgg ci li nga xamante ne moo aju ci ñàkkum xëyum ndaw ñi moom nag ab opérateur économique la ñu teewlu ay kàddoom suñu ndaw di Daouda Thiandoum moo ko taataan. wax naa ko ma ne ko su ma sañoon bala ñuy defati dara loo xam ni ci wàllu emploi des jeunes la wala ci loo xam ni tey kat war na mën a suqali collectivités locales yi je pense war nañu bàyyi xel li nga xam ni moom la usine bi ngànk muy Mboro muy Darou Khoudoss muy Tivaouane ba Pire. donc loolu boo ko waxee aussi tamit wax na ma si loo xam ne aussi tamit vraiment dal na xel parce que lu mel ni Mboro ñu ngi doon kaas affaire stade boo xam ni ñoom ñu ngi ko doon kaas di wax. bu mu mujjee wax jox na instruction ba gars yi fi mu toll ñu ngi commencé def gazon ñu ngi commencé gazon stade bi donc li ma ko aussi mooy si ndigalu Maktar ba mi nga xam ne aussi sunu xarit la waxtaan nañu ak moom aussi fas yéene na aussi ñëw Mboro ànd ak waa ICS xool la lañu mën a jël en charge li nga xam moo des si stade bi muy tribune bi clôture stade bi donc li mel noonu aussi tamit la ñuy fexe dañuy waxtaan ak le DG pour wax ko ni ko aussi lu xawati ICS bala ñuy recruter kenn feneen si àll bi je préfère ñu jël ñi nga xam ñoo nekk ci département bi et je pense que loolu xam na ko wax na ma incha allah am na beneen arrêt bi waaj a ñëw au mois d'octobre te loolu incha allah dinañ ko bàyyi xel pour que lii ma ko wax ñu fexe ba jeunesse bi ñëpp yëg seen bopp si loolu. ñu wax ci caution bi ñeel élection présidentielle njiitum xew mi jël na ndogal wàññi ko ba ci fanweeri million lu ni mel ñeneen ci fare ci ku jégi di ko ñaawlu jàpp ni lu ni mel waroon nañ ko mën a waxtaane laata ndogal ba jëpp mooy ni dañoo jàpp ni njiitum xew mi xëy na xelam rek ko doy ci taxawaay boobee mu am doon lu ñuy ŋàññi doonte gis-gis boobee ute na ak ñi fare ci nguur gi am ci weneen gis-gis gëstu bi suñu ndaw lañ ci àndal di El Hadj Moussa Bey.
ci suñuy koppar nag doon sas ba nga xam ne nag moom lañ teg ci noddu candidat yi nga xam ne bëgg nañ bokk ci jongante présidentielle yi di ñëw ku jégi nag neenal ko te jàpp ne rek ab ndogal la boo xam ne njiitu réew mi jël na ko te waxtaanew ko. président lu mu woote duñu intéressé parce que moom dafa li mu def tey mooy que dafa bëgg a écarter ay opposants yoo xam ne ay adversaires yoo xam ne xam nañ ne bu ñu présenté woo tey dañ koy dóor ku mel ni Khalifa Sall tey dañuy yëgal askan mi ne candidat la te bu ci yàlla àndee dina bokk ci élection yi. waxuma sa limu xaalis bi ni mu toll mais doxalin bi moo ñaaw. lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee nguur gi nag dañu allergique waxtaan gis nga ni lépp lu ñuy def dañ koy forcer ci parrainage bi kon lii du lu ñuy bett du lu bees. ñi fare ci nguur gi wedd ba tëdd ci suuf loolu ñu jàpp ne ay tuuma la tey firnde ne jiitu réew mi waxtaan naak ñam waroon a waxtaanal. président taxaw na publiquement plusieurs fois woo leen ne leen ñëw leen ñu waxtaan am ñu taxaw publiquement dans la presse wax ni ñun duñu waxtaan ak le président Macky Sall. caution bi à 30 millions man jàpp naa ne xaalis dong mënul tere nit ñi. pëccëxoo ci biir élection yi ndax bu fekkoon xaalis kese la am na ñoo xamante ni am nañu xaalis mais candidat la ñoo xamante ni c'est pas des candidats sérieux. bu naree am nag ay candidature farfelu maanaam ñoo xam ne bokk ngir bokk rek leen tax a jóg ci jongante yooyu la mënuñu tukkee fenn fudul ci pouvoir bi ak yandandoom di gis-gisu ku jéggi. ñu ngi koy uuti yoon boo xam ne danañ ci jàppale seen ay nit yu yaakaar ni danañ leen demal pour essayer disperser électorat mais dañoo fàtte ni. du parti politique yi ñooy fal parti politique catalyseur yi kii fal mooy sénégalais bi toog ci këram mooy borom kër bi nga doon nga woor ba ngoon jot sa jabar amul ndox moom taale kër. élection yëpp tabaarakallaahu le président Macky Sall dafa gagné haut la main sans difficulté y compris le référendum et même dernière élection yi qui sont les élections législatives on les a battus à plate couture donc on n'a pas besoin. dem di parrainer ay liste. fi mu ne nii dafay def clin d'œil opposition yi mais ñun en tant que opposition duñu ko wuyu ji te duñu voter loi boobu. mu jóge nag ci 5 millions ci suñuy koppar ci atum 2000 ñaar fukk ak juróom ci atum 2007 ba juróom-benn fukk ak juróomi millions ci latum 2012 tey nag caution bi jàpp nañ ko ci fanweeri millions nguur gi nag bind na assemblée nationale ngir rek. mën a jébbal li ñu duppe procédure d'urgence ba mën a dugal parrainage boobule ci code électoral bi. El Hadj Moussa Beye ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak centre de santé bu Kër Massar nekk ci ay jafe-jafe ngir ñàkkum jumtukaay ak it ay médicament di ay garab waral ba xam lu ni mel municipalité bi taxaw tem ci jébbal leen ay lot yoo xamante ne ay jumtukaay la ngir ñu mën a wéyal seen liggéey lu ni mel chef de district bi di ko rafetlu ci kanam suñu ndaw di Abdoulaye Wacanga. benn loowu médicament bu am solo la municipalité bu Kër Massar jagleel district sanitaire bu nekk ca boobule gox ci boobule subvention mun nañu gis ne ay garab yu am solo lañ fa def lu ni mel ngir rek jàppale poste de santé yi nga xam ne ñoo nekk ca boobule district. mooy di subventionner district bi en médicament et même en carburant. district sanitaire bu Kër Massar dafa daal di boole ay poste de santé yu bëri ñu bëri ci biir askan bi dañuy dem rek faju ci centre de santé bu fa nekk. district de santé bi géré wul Kër Massar kese dañ naan district de Kër Massar waaye dafa géré arrondissement des Niayes bi yëpp waaye sax dafa géré waale une partie de Rufisque. jëf ju ni mel kii nga xam ne moom mooy médecin chef de district bi daal di ko rafetlu bu baax a baax moom gis na ni lu ni mel dina tax ba ñu saafara jàngaro askan bi. fii diwaan la boo xamante ne dafa xaw a metti am na ñoo xamante ne amuñu doole. seen poche diisut bay mën a dem jël xaalis di dem jëndi garab pharmacie. waaye nag bu dee yor nga 1000 francs 1500 nga mën a am garab bi ci biir structure publique bi mooy lu gën. centre de santé bu Kër Massar ñu ngi ko daal di ubbi ci atum 2011 ñu financé ko ci lu toll 995 millions ci suñuy koppar waaye nag teewul boobule bërëb fajukaay mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe. Abdoulaye Wadianga laa bëggoon a wax ñu jëm ca Parcelles Assainies ay jigéen lañu wàcc ni ki démb ci mbedd mi wane seedub naqar ngir ñàkk ndox bi leen sonal te loolee léegi mu mat at mu mel ni kilifa yi dañu leen fulaalul ci jafe-jafe boobee ñuy dund wala ba ñu takk ay morso yu xonk ne doy na la ñu bëgg ma jotee ci ndox mi te it citerne ya fay jaar di leen jébbal ndox jàpp nañ ñu doy te ndox ba leen jox daanaka àndut ak qualité loolu yëpp doon lu leen naqar ñu fësal ko ci kanam suñu ndaw di Abdoulaye Ndiaye.
askan wi yeewu fii ci Parcelles Assainies rawatina nag ci unité 12 jàpp ba 20 ñii nag nelawatuñ ba yandoor lépp nag tegu ci ñàkkum ndox mu tagga témbi fukki weer ak ñaar boobaak léegi te gën nag toq ndox jafe fi lool. li ñuy naxarlu tey mooy situation bi nga xamante ni ñu ngi koy dund depuis 1 an te ba léegi amuñu solution muy manqué ndox ak ndox fi mu toll ci nit ndox est une source vitale ndox nit mënu koo manqué di dund ñu koy manqué pendant 1 an. dañoo sonn dañoo dee dañoo tay amatuñu ay nelaw suñuy nelaw jeex na da ngay gis koo xam ne day tëdd ba guddi sax muy gént ndox soo déggee benn oto di klaxonné da nga yaakaar ne oto ndox mooy ñëw nit ñi dañoo sonn suñu bopp yëpp dem nañ suñu xale yi dañuy tardé école kenn ku nekk soo xëyee bala ngaa lijjanti say doom da ngay uti ndox wala nga dem ci kër nga dëkkal bu la mënee may pot ndox nga sëm kenn sangootul. naam sax di jëwriñ ci gàll wàllum ndox mi teg fii jéegoom waxtaan ak ñoom waaye gisuñ dara lu dal seenum xel te it camion citerne yi ñu leen indi sax amul dara njariñ ndax xet gu bon. léegi gisuñu Macky Sall wax ci dara mu envoyé ñu le ministre de l'hydraulique ñëw na fi te ñu un discours boo xam ne lim ñu waxoon dara amu ci jusque là le problème reste entier. mais citerne yooyu la qualité de l'eau reste à désirer benn ndox mi setul ñëpp moom la ñuy décrier beneen bi aussi 20 citernes ne peut pas régler le problème des Parcelles Assainies ndox mi kenn xamul lan lay xeeñ femme yëpp leneen ndox mi douce lay xeeñ. sonn nañ hôpital yi fees nañ del ndax biir yu daw citerne yi ñuy andil nii xamuñu ndoxu lan la ndox bi dara baaxu ci xamuñu ndoxu lan la ñuy jox ñu di ko naan te nit ku soo amul fekkee amul ay moyens yu mën a jënd ndox bu mu naan day dem naan ndox yooyu. ñun waxuñu problème mu fay ndox facture 50 000 xam na problème bi mooy lan citerne bi ñëw ndox bi xamuñu fu mu jógee. takk nag seen i morso yu xonq askan bi leen ak ñoom ci leen yitteel du kenn ku du ndey mbili ji président de la république Macky Sall. le président de la république Macky Sall la ñuy interpellé directement nag waxuñu le ministre de l'hydraulique waxuñu le directeur de la SONES waxuñu le directeur de la SDE Macky Sall la ñuy interpellé pour mu régler le problème de l'eau. kenn ku nekk yaa ngi def sa morom noonu talal ndox mi rek Macky Sall nañu wax su fekkee ñun dañoo bokk Sénégal mu wax ñu ko su fekkee Sénégal lañ bokk mu wax ñu ko dañoo sonn dee dañoo tay. Parcelles Assainies nag di gox boo xamante ni mënuñu toog rek ñaari fan ñuy déggul coowul ndox loolee waral askan wi nag jóg foofu fépp ne nag ku bëgg a dee yàqu ñu toll ne te rafetal ay ni duñ ko mayeti ngir wane seen naqar. Abdoulaye Ndiaye ñeneen a ngi amal ñoom it ay yëngu-yëngu niki démb ci buntu seen ko ministère di nga xamante ni ñooy inspecteur yi de la jeunesse ak sport fësal ni daanaka fukki weer a ngi nii ñu ngi toog bëgg a jotee ci seen këyit ngir firnde ni war nañoo mën a xëy mu mel ni ba léegi jotee wuñ ca waral ba ñuy sàkku ci njiitum réew mi di le président Macky Sall mu taxaw ci indi ay saafara ci seen bëgg-bëgg boobee ci kanam suñu ndaw lañ ko xamle di Mansour Sow. ñi leen nag ay inspecteur du sport lañu maanaam seen xam-xam dafa màcc ci wàllum lii jëm ci wàllum tàggatum yaram ñoom nag ci diir léegi rek ñi ngi daw ci ginnaaw seeni affectation gannaaw nag ba ñu dajeek seen njiit jàpp nañ ni lépp loo xam ne dañ leen digoon dara amagu ci. déposer dossier au niveau de la fonction publique bi ñu déposer suñu dossier ak léegi fukki weer la toll fukki weer ñi ngi toog di xaar mënuñu jël mënu ba léegi mënuñu commencé suñu liggéey fukki weer yooyu noonu du dëgg du yoon te fépp fi nga xamante ni tey waroon nañ fa jaar. pour dossier bi ñu mën ko régler coow du am jaar nañ fa ñun duñu ay bandi ay citoyen lañ bi heure jàng jotee dañoo jàng def concours réussir kon au moins ñun war nañu mën a gestu ñu ginnaaw. loolu sax bokk na ci loo xamante ni moo waral ñuy woon njiitum réew mi président Macky Sall ndax jàpp nañ rek ni jafe-jafe yi ñuy dund ci jamono jile jot na sënkam mu jeex. autorité yooyu noonu mooy d'abord le ministère des sports en tant que suñu ministère de tutelle. et en premier chef le président de la République du Sénégal parce que fi dossier bi toll moom moo ko mën a décanter te dossier bi dara téewu ko lu dul benn signature bu président de la République kese loolu kese la du leneen te ñu yaakaar ne nag ñun ci réew mi lañ bokk amul tey benn école formation bu nekk Ndakaaru du ENA du FASEF du benn école bi nga xamante ni te ñu bokk ak ñoom promotion ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ñun rek ñoo liggéeyu mu mel ni ñun bokk ñu ci réew mi te ñun ci réew mi lañ bokk. ci jamono ji ñuy àddoo nag ñoom jàppuñu rek ni dinañ dellu gannaaw donte nag fesaluñu ni nga xam ne noonu lañ naroon a xeexee waaye jàpp nañ rek bu nguuru ko Sénégal wàccoowul ak li nga xamante ni moom la diggee ak ñoom dina leen di gën a dégg bu baax a baax.
Mansour Sow ñu wax ci wàccaay Korité bi nga xam ne daanaka fii ak ñaari fan ñu yegg ca mu mel ni ci marché bi jamono ji lu aju ci wàllu ndawal doy na fa sëkk rawatina yi nga xamante ne moo aju ci njaayum ginaar gi ñi ko xamle mooy ñi koy jaay ne leen xaw a jaaxal jamono ji mooy ni teg bët client doon na lu leen jafe donte nag am nañu yaakaar ne fii ak ñu yegg ca bés ba xëy na seen mbir yooyee daañu ko jënd ñuy xamle it ni njëg li jàppandi na mu ngi aju rek ci poids ginaar gi yaama ko li leen ci àndal. ginaar dina am ci Korité bi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi yox wàllu njuur mi ba tax na fii ci marché Ngelaw ak marché Tilène ginaar bari na fa lool li ni mel couveuse poulet du pays wala sax importé bi njëg bi mi ngi dépendre ci poids ginaar yi la. ginaar moom manqué wul depuis ba koor gu commencé ba léegi ginaar manqué wul benn yoon. wax dëgg yàlla ginaar am na ba pare prix yomb na ñu lu waay bëgg am na 2500 am na 3000 am na 5000 prix bu waay am na 2000 lu waay bëgg am na lépp waaw. ginaar moom am na ba 4500 ba 5000. yàlla dogal na am nañ ay ginaar yu baax mais dañu am tamit ay ginaar yi nga xamante ni ginaar yoo xam dañuy dem ba ginaar yoo xam day mat 4 kilos. bëriwaay bi taxul benn yoon jaaykat yi di ci gis seen bopp ba tax na ñuy xamle ne client yi ñi ngi ñëw nànk-nànk. xëy na xaalis moomu dëkk bi moom mooy loolu xaalis da ngay toog suba ba ngoon jot doo gis client yi jënd loolu marché bi loolu la demee ko waaye xaalis moom ginaar moom am na moom wax dëgg yàlla. da ngay xëy suba ba ngoon di toog. ay 5 ginaar ngay jaay wala ay 10 ginaar xam nga mais clients yi ñoom dañuy tàmm dañuy dem ba benn instant ba dernier moment bi ñëw di xat-xatloog di buuxante quoi. waaye itam ndaw si di ñaax jaaykat yi ngir ñu yombalal njëg mi. ren moom ginaar yi bëri na mais wàcce guñu seen loxo tamit ay ginaar 3000 la wax 4000 yooyu noonu su ma soxlee ñàkk si ginaar yi ñu wàññi seen loxo xam ne ci weeru koor lañ nekk daal ñu dawal tuuti yërmande xam na ci weeru koor lañ nekk tamit ba pare événement yi di ñëw tamit. Korité bi dina am ay ginaar xibaar bi di dalal xel askan wi ba tax na jaaykat yi am yaakaar ni fi balaa Korité dinañ jaay seeni ginaar yi li yaama koli dañuy jëm ca Kaolack ci wàccaay Korité bi maire bi taxaw tem ñi nga xamante ne xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw ngir dimbale leen ay xeetu maanaam lu ñu war a mën a jëfandikoo ngir seen Korité mën a neex dañ ci teewlu kenn ci ñu bokk ca mairie ba di Ami Mbodj ci micro suñu ndaw di Pape Malick Fall. day ñëw si feet yu mel ni ay Korité yu demee nekk ay tabaski yu demee nekk ay tamxarit ay gàmmo même sax am na ay malades yoo xam ne sax dafay génn ci commission sociale bi ci budget bi jàppale leen ndax nee na leen buñ tëggee budget bi population bi moo ko moom kon dañ leen faa war a delloowaat dañ leen ko war a joxaat ñoom luñ moom lañ jël ci ñoom ñoo ko moom ba pare nag madame la maire xam ko nag di ko doxalee di ko waxee day négocier dem na ba négocier benn ONG boo xamee 2017 ñëw nañ fi 2018 ñëw nañ fi indi ñu ay toni ceeb indi ñu ay saabu indi ñu ay diwlin mu dimbali ci sëriñ daara yi ndax daara yi nekk fii moderne bariwul xale yi dañuy yelwaane mu jox leen ci jox ci imaam yi jox ci ay néew gi doole tey it mu ñëwaat mu ne feet bi man duma feetu man kenn rek dama koy feetu ak sama population kaolackoise daal di génne benn somme forfaitaire maanaam loo xam ne nii lu significatif la mu nekk xaalis boo xam ne da koy dimbali yi nga xam ne bindu si woon nañ fii di ñaan ndimbal ci mairie bi. nekki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi ñu dëgmal lañ ko nar a jagleel ab bëccëg bi ñu koy màggal ci àdduna bi rawatina fii ci Sénégal di xeetu sport bi ñu dippee yoga nag doon na sport boo xam te ni ci ñi ko yëngatu ñi ci yëngatu jàpp nañ ni bëri na njëriñ waaye njàngale mi ñeel xam le njëriñ li daanaka dafa manqué ci xew mi waral ba ñoom ñu na def seen kéem kattan ngir xamle ko askan wi ba ku ci nekk mën ca yëngatu yoga njëriñ la mu làmboo suñu ndaw lañ ci àndal di Mouhamadou Diallo. muy xeetu tàggat yaram bu ñuy gis di ko xool waaye lu ñu xamul ci moom lu bari fii ci Sénégal war koo fësal tax nu taxawal benn bés bu mag boo xam ne loolu mooy càkkutéef bi yoga bari ay njëriñ lool. yoga dafa doon loo xamante ne day boole xalaat ak xel ak yaram li nga xamante ne mooy daw ci doomu aadama mu boole ko ba nga xamante ne dañuy mën a nit ki du gaaw a mer dina ko maîtriser dina maîtriser lu bari ci yëngat ci boppam. defar sa yaram tàggat ci sa xel defaraat sa nekkin loolu du jóge ci yow waaye tamit amal njëriñ askan bi ngay dundee. nga xamante ne dañuy mën a nit ki du gaaw a mer dina ko maîtriser dina maîtriser lu bari ci yëngat ci boppam
kon ñu ngi wax ñëpp ñëw découvrir ko am na médecin yoo xamante ne ñu bëri bu ñu amee patient dinañ leen yebal ñu dem ci def lu mel ni yoga pour ñu vraiment ñu mën a rétablir rapidement. fu mu toll nii sénégalais yi ñun siy gën a gëstu tey tamit ñun siy dugg nànk-nànk. yoga jàmm la wax yoga veut dire paix mooy jàmm mooy boole mooy teewlu mooy en général mooy jàmm quoi yoga mooy jàmm yoga fu mu nee rek jàmm mu ngi fa. yoga xeetu tàggat yaram la bu bàyyeekoo fële ca Inde looloo waral sax ambassade bu Inde di jàpp bu baax a baax ci bés bi di xaar sénégalais yi ñëw ci silim bu takku ngir gën a gëstu xeetu tàggat yaram bi njëriñ yu mu leen mën a amal ak lor yu mu leen di fànkal. Mouhamadou Diallo yoga ak njëriñ la mu làmbool fas yéene ko fësal ci ab bëccëg bu ñu ko jagleel jàpp ko 2 fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi ñu ne ñu song pàcc bu mujj ci xibaar yi yëglekaay la Modou Mbacké Niang lañ ci àndal. waxtaan wi président Macky Sall woote démb li yéene kay yëpp xëy tey jileem l'observateur ni pétrole ak gaz bi tàmbalee xeeñ ca wenn toxu génnagul ci réew mi moom la président Macky Sall fexe ba teg ko ci taabal ji ngir ñu waxtaane ko yëgle kaay bi ni donte coow li bari woon na ku jégi ñu bari ñoom ñëwuñu teelu waxtaan am na ay oustaz ay nit yu farul fenn ci wàllum politique ay syndicaliste maanaam daal acteurs yi ñu bari ci ñoom teew nan wujji woote président Macky Sall boobu leen yëgle kaay bi ni président Macky Sall na kàddoom jib na dëggal na ni saytu gu leex dana am ci mbir mi waaye tamit leeraange bu wér péng yëglekaay bi yokku ca ni président Macky Sall nag nee na ñi ngi wax naan pétrole dafa bari ay déedéet ñi am ay mooy ñi ñàkk xam nuñ koy mën a doxale maanaam mal organisation waaye bu fekkente ni Sénégal nii mu tàmbalee noonu la ko wéyalee organisé wu teg lépp ci yoon pétrole bi du am benn ay au contraire daf ñuy indil sax ay xéwal yu bari lool ñuy tax ba sunu réew mën faa jaare suqalikum enquête jaar ci wàllu gune mel yëglekaay bi ni président Macky Sall kay la mbëggoon am na kom donte kujje gi dañoo geddoon wujjewu ndaje mi di wax naan Macky Sall dafa signé ay contrat ba noppi sax ñëw waxtaan fekk bay wéy ne mbuus yëglekaay bi ni dafa mel nag Macky Sall moom la mu doon dabaatal dàq na ko ba jàpp ko ndax mbooloo mu sakkañ ñu ko ji démb ca centre Abdou Diouf ba nekk jam ñaajom Le Quotidien jaar ci wàll guni mel yëglekaay bi nee na waxtaan wa koy démb alal dëgg lan tim di ko waxtaanem ndax nag 16 800 milliards moom la Sénégal nar a am fanweeri atu yàlla jëlee ko ci bénéfice ci wàllum pétrole ak gaz ci biir réew mi yëglekaay bi ni bari na ndax nag fukki junni ak juróom benn milliards yu toftal juróom-ñetti téeméeri milliards lii moom sakkan na yëglekaay bi ni waaye nag du benn at mbaa ñaari at diirub 30 ans lay doon maanaam nit dana juddu ba takk jabar ba ami doom Sénégal da ko jot koppar gu ni mel yëglekaay beneen Vox Pop jaar ci wàll gi moom mi de nee na koppar yi bari na 16 800 milliards ni bénéfice la Sénégal di xaar ci mbelli gaz ak pétrole ci biir réew mi Les Échos moom dugg ci beneen wàll ñëw na ci sunu gaynde yi nga xamante ni bii yegg nan Russie ña nga dal dëkk ba ñuy wax Kaluga yëglekaay bi nee na da leen a teeru comme ni teeroo buur stade ni mooy dëgg yëglekaay bi nee na ndaanaan dëgg la gaynde yi wone leen solo doxin weeg waxin bi tax na xel dal ci ñoom yëglekaay ba neen di sunu làmb moom ma nga ca làmb ja Balla Gaye jël na combat diggante mag Modou Lo waaye baay ba Double Less moom am na naxaru xol nee na Balla Gaye fi mu toll nii dafa bàyyi ñam daan àndal démb te nag ñu ko wër gëmuñu ko ñu koy yàqal dong ñoo fi nekk mbaadu Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye moo tax góor gi di wax ñoom ñi Balla Gaye 2 jox ngemb fan yi yëglekaay bi ni waaye lu mën di xew Double Less moom am na njàqare ci ñu wër kii nga xamante ni bii mooy Balla Gaye 2 Double Less yokku ca ni li ko gën a naqari mooy combat bi muy dégg ñu koy coow diggante Balla ak Modou Lo ci mbedd mi la ko déggee Double Less ni lii nag bu dee wëy réccu dëgg la Balla Gaye di gis ngook jaajëfal nañ ko moom Modou Mbacké Niang mi xëyandoog ñin ci li yëglekaay yi xëye doon ponk bi mujj ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal mbokki ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien yi ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm ba nag tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam